bi bu mu duggee ci réew mi lépp dañ ko tënkoon arrêté ko dialogue politique bi démarré woon ci réew mi pour ñu waxtaan élection yi fichier électoral bi lépp lu ci toftalu dañ ko arrêté woon waaye fan yi gis nga ni fii recommencé waat na politiciens ñu ngi toogaat seen biir ak parti pour di waxtaan ci waxtaan boobu sax démb kii di président Macky Sall recevoir na général Mamadou Niang ak ñu mu àndal di waxtaan ak ñoom xamante ne lan mooy rapport bi ñu teg ci kaw table te moom moo war a jël ay matuwaay ci li nga xamante ne ponk yi nga xamante ne am na ay jafe-jafe ci xamante ne waxtaan nañ ko parce que ñu ngi waxtaanee est-ce que ba léegi président de la République mun naa nekk chef de parti fichier électoral bi naka lañ ko mën a càmbaraatee est-ce que élection locale yi dañ ko war a randal ou dañ ko war a xoolaat yëpp moo tax ñuy toog tey di ci waxtaan beneen ponk bi ñëpp xam nañu États-Unis moom bu sëkkate rek adduna bi yëpp yëngu te foofu lay élection yi di ñëw fii di 3 novembre normalement la américain war a choisir maanaam tànn ki leen war a jiite te ki jiite États-Unis souvent day am impact ci adduna bi ndaxte américains yi xam nañu seen doole ci adduna bi dollar bi ak conséquences économiques yi muy def te ci guddi gi ñu ngi yëg sax kii di président États-Unis di Donald Trump bi doon wax maanaam coronavirus bi amul di ko maanaam néewal doole moom ci boppam am na corona te corona moom ak jabaram ñoo ko am dugg nañu quarantaine maanaam fii ba campagne bi jeex élection bi jeex daanaka moom dootul mën a fi wàcc si télé bi def campagne électorale loolu yëpp ñu ko mën a jàngatee ñu ngi koy jàngatee nag mu ngi kii di Mouhamadou Dia di journaliste philosophe bind ci téere yu bëri ci mbirum politique den tamit kii di Oustaz Makhtar Kébé di président vice-président de l'union nationale unité nationale pour les musulmans loolu cadre unitaire pour l'islam loolu la ñuy waxtaanee te ñu xamante ne intellectuels yi du rek ñu jàng maanaam école am na intellectuel génne ci maanaam formation arabe bi ci réew mi la ñu bokk ci débat la ñu bokk moo tax ñu invité ñu waxtaan ci réew mi gën a yaatal waxtaan ji monsieur kii di Mamadou Dia dialogue politique bi commencé waat na am na yi rëkk-rëkk yu ci amagum ba léegi waaye rapport bi jox nañ ko président de la république est-ce que dialogue politique bi fu ñu toll nii tembe am na utilité pour réew mi. waaw dialogue politique moom toujours dafa am utilité pour réew yëpp d'ailleurs et puis ci sama xalaat dialogue politique bi musul arrêté mbas mi taxoon na mu demee neneen mais yaakaar naa ni ñi ko doon def ñu ngi ko doon def ba léegi ñu ngi ci woon ndaxte du toog rek wax mën nañu jox ko ci ay anam yu bëri et doon nañ ko def ci sama xalaat te yaakaar naa ne dialogue boobu lu am njëriñu réew mi la te président Macky Sall bu mu toogee ba léegi nag ku wax dëgg wax ne mës na toujours sóobu ci lu mel noonu woon nit ñi ci ay dialogue et opposition bi aussi wuyu si woon nañ ko mais léeg-léeg dañuy wuyu si ba ci biir amaat ay wax yu ci amaat ak yooyu mais loolu c'est normal démocratie moom ay waxtaan la ak ay déggoo ak ñàkk déggoo ba finalement juboo ci kàddu ndaxte démocratie foofu rek lay mën a mujjee mooy wax ba ñiy séq wax mi juboo wala même ñu dem ba juboo ci ne jubawuñu waaw juboo mën nañu juboo ci ne jubawuñu loolu la ñuy woowee ci français être d'accord sur des désaccords. Oustaz Makhtar Kébé yow noo jàngatee dialogue politique bi. waaw Sidi Halsane maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk Mouhamad Dia di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex. amiin amiin. xam nga bi ñu doon wax ci début bi dañ doon wax dialogue national ñu mel ni ku fàtte yeneen aspect yi focaliser wu ci dialogue politique man maa ngi koy tuddee dialogue parti politique yi mais du dialogue politique. dialogue politique day discuter ay questions yoo xam ne dafay am ay enjeux yu rëy ci réew mi boo dee seet li ñuy discuter nii mën nga wax ne discuter woon nañ ko ba sori ci. dialogue politique bi ñu defoon 92 réglé woon na essentiellement question wu code électoral ak li ci aju ci arsenal bi nga xam ne bi mooy encadrer question électorale bi ñu ñëwee ba ci président Wade à partir de 2007 mën nga wax ne achevé woon na li des ci question électorale bi à travers dialogue bi mujj ci administration électorale boo xam ne bi xal na am tuuti indépendance ci ministre de l'intérieur donc bi ñu ñëwee ba 2000 mën nga wax ne question électorale bi réglé nañ ko li ci des ay question administrative la c'est-à-dire toilettage fichier électoral loolu ay banalité administrative la jarul woote dialogue bu ñuy wax dialogue yooyu sax boo dee seet ki ci bénéficier moo doon opposition
mais depuis le président Macky Sall installé wu dialogue bi nga xam ne moom la ñuy def dialogue la boo xam ne bii ki mu jox faveur ki nga xam ne moo ci am gain politique mooy président Macky Sall ndax mooy tënk yoon wi tënk jaaruwaay yi question yu mag yi mu téye ko ba nga xam ne moo koy déterminer finalement donc li ma jàpp mooy bu fekkee ne pour question électorale rek la dialogue bi daanaka mën nga wax ne xalu ko woon mat parce que am nañu cadre boo xam ne bi mën nañu régler les questions yi nga xam ne moo gën a réussir le plan mais li am solo mooy question yu mag yi nga xam ne moom la leen réew mi di xaare question yi nga xam ne mooy pacte démocratique bi nga xam ne mooy régulariser géopolitique bi ci façon boo xam ne bii moo gën a sérieuse li ñu leen di xaare mooy nan la ñuy fexee ba rationaliser parti politique yi te kenn du laal liberté yi kenn du laal acquis démocratique yi li ñu leen di xaare ci dialogue bi mooy nan la ñuy fexee ba nan la tuddati lii nga xam ne mooy acte 3 bi nga xam ne ñëwoon na pour dysfonctionnement yi amoon ci lii nga xam ne mooy décentralisation bi nga xam ne format bi ci mujj mooy format 96 bi ak i manquement ñu fexe ba régler ko mais yooyu mooy question yu mag yi nga xam ne mooy question politique yi ñuy xaar ñu dialogue ci mais fi mu ne nii ay parti politique ñooy dialogue pour dem élection kenn ku ne di xool noo ci amee faveur moo tax gis nga bi ñu demee ci question yi nga xam ne kenn ku ci ne rek laal na sa intérêt da ngay gis désaccord yi ni mu rëyee léegi ñu mujj li nga xam ne moo doon cosaan fa la ñu dellu mooy jëlaat lenge yi delloo ko président ngir mu arbitrer ci question yi nga xam ne moom moo ci ëpp intérêt damay gis ne bu fekkee ne yii ñu gaaral pour le moment ak coow lu ñu coow ci dialogue bi yëpp mooy finalité bi damay gis ne vraiment yeggul ci dayo bi ñu ko doon xaar. Oustaz nee na dialogue bi. waroon porter question majeure. waaye dafa constaté xëy na parti pour dañuy wut yenn saa dialogue pour gagner du temps. mais si question yi ñuy waxtaane mooy diggante intérêt parti politique yi waaye du dialogue bi nga xamante ne dina embrasser intérêt réew mi. waaw mais xam nga dialogue da di loo xam ne dafay wund lu bëri. li mu wax nii bu ne dafa wax mbirum acte 3 bi bu waxee tamit ci mbiru pacte politique boobu man dama koy def entre guillemets xaw ma loolu nu ñu koy waxee ci wolof. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay waxtaan la ci biir waxtaan bi rek lañ ko mën a sottale ndaxte démocratie moom mooy waxtaan parce que intérêt parti politique moom mooy politique parce que politique ñi ciy dugg intérêt moo leen ci tax dugg donc parti yi loolu mooy seen wareef seen warugar seen yëngatu loolu moo ko waral. léegi nag ki nga xam ne moo yor lengay moom mooy ki ñu fal muy Macky Sall moom mooy woote dialogue bi mooy arbitre bi parce que bu mbirum politique bi bu ñu ko tegee ci pegg bi lii am ba des mooy njiitu réew mi te président ñëpp la comme mooy président ñëpp nag léeg-léeg dafay jël wareef yi mu am ci nekk leader politique diriger coalition Benno Bokk Yaakaar bi teg ko nële pour que nag tëddee njaaxaanaay ci waxtaan bi mais ñëpp xam nañ ne moom lu mu toog lan la toog li ci des nag tant que dialogue wuñu duñ ko mën trouver et bu ñu demee ba dem ci am ay points d'achoppement loolu tam xam nu ñu koy wax ci walla foo xam ne dañu dem ba sës rëq ci mur bi il faut ñu demaat ci moom ñu seet nan la ñuy xoolee mbir mi ba nit ñi mën a trouver yeneen solution ci Sénégal loolu yàgg nañ ci 92 bi ngay wax noonu la demee woon. am na ci fi yeneen yu fi amaat te yooyu yëpp dañuy waxtaan rek ba juboo mais parce que Sénégal moom ma wax bu dul woon sax politique waxtaan ak juboo moo fi mës a am te mooy mës a am ndax kuy def démocratie loolu la doo jël fetal boo gisee ñu naan démocratie mooy loo xam ne dañ koy waxtaanee intérêt yi wuute mais intérêt yi wuute ni ñuy amee saafara ci loolu mooy ci waxtaan parce que xeex bi la ñuy jël teg ko bu doon loolu cay jamono politique ni ñu ko doon réglé mooy nit ñi jël ay gànnaay rayante. mais dafa am ay poñ yu bëri yu ñëwaat ci dialogue politique bi depuis 92 mooy par exemple rationalisation des partis politiques. Sénégal 16 millions d'habitants. si fichier électoral bi 5 millions d'inscrits. ñu woote effectivement 2 millions et quelques plus de 300 partis politiques
financement des partis politiques chef de l'État est-ce que mën na continuer nekk chef de parti nekk chef d'État en même temps. parce que yooyu yenn saa dina am ay jiixi jaaxa. parce que opposant bi bu attaqué président bi yenn saa bu ñu ko bëggee def article 80. ñu def différence diggante président mu leen waxal ou bien chef de parti leen waxal. waaw loolu tamit dialogue moo koy réglé parce que kenn mënul jël décret ne kenn du créer parti donc 300 partis ñi gis ci dëkk bi loolu ñëpp xam nañ ne jaaduwul mais li ko indi mooy léegi politique ñu bëri dañ ko def comme entreprise pour wut xaalis wala pour wut leneen et donc da ngay gis parti boo xam ne daanaka waa ji ko sos ak ñetti nit ak ñeent ñoo ci bokk mënuñu dajale kenn mënuñu dajale lenn mënuñu dajale fenn mais dañ ci yëngatu pour yokk seen koom-koom loolu nag moo war a dañ ci politique mais li koy dindi du décret wax ba juboo ñi nga xam ne ñoo nekk ci géew bi ci géew politique bi ñooy waxtaan ba juboo ñu seet lan la ñuy jël mën nañu jël ay décision yoo xam ne dañ koy jël mais ñëpp buñ ci d'accord ba pare nag ki yor la ngay proposer ko assemblée nationale wala beneen formule boo xam ne dañuy limiter parti une limitation des partis mën na am mais normalement même bu amul woon la réalité mooy limiter parti yi États-Unis am na ay parti yu bëree nit ñi xamuñu leen ñaari parti rek lañ fa xam muy parti républicain ak parti démocrate ku ci bokkul nekkoo seen candidat bu ñu la tabulee doo mës a nekk président ba fii ñu toll nii mais am na yeneen am na ay parti communiste ak ay parti écologique lu nekk nga fa mais dañ leen teg de côté ndax la réalité moo leen teg de côté mais fii aussi bu ñu bëggee ne dañuy jóg rek tere parti yi dina doy war ci waxtaan nag bu ñu ko tënkee ba ñëpp ànd ci wala ñu ëpp ànd ci dinañ ko mën def. mais est-ce que amul ay charte ay règles ñu war a mettre en place pour xam parti yi naka la parce que kii di El Hadj Mbodj depuis temps Abdou Diouf bind na benn document sur le financement des partis politiques nu ñu mën a rationaliser partis politiques yi par exemple boo demee élection ba amul tant de pourcentage mënoo ci bokkaat loolu yëpp bu ñu ko bëggee def dañuy reculer dafa mel ni dañuy reprendre rek lu ñu war a naroon di def tout le temps c'est-à-dire question yooyu day ñëwaat te kenn tranché wu ko. waaw xam nga Alassane question yi ñuy wax ni yëpp am na fi matière boo xam ne bii bu ñu koy utiliser am solution. yaa ngi wax rapportu professeur El Hadj Mbodj yaa ngi wax li génnee ci ACICI yaa ngi wax li génnee ci commission Amadou Mokhtar Mbow yaa ngi wax li génnee suñu expérience politique mën nga wax ne de 2000 ak fi ñu toll nii alors jox nañu matière boo xam ne bii ku bëgg a gouverner am nga foo teg sa tànk ngir jël décision yu mag yi. kenn du interdire parti politique na kenn du sos parti politique mais lan mooy cëslaayu parti politique am mooy parti politique bi di wane yëg-yëgu askan bi. yëg-yëgu askan bi ci fan lay feeñe mooy ci boo demee élection lu la askan bi jox ñu xam nga yow am nga sañ-sañu taxaw di wax ci kàddu askan bi bu ko defee parti yi li koy rationaliser mooy ñu am lu ñu wax ne lii mooy li nga xam ne ni la ñu mën a amee parti ñu gën ko yaatal fi mu ne nii tey fukki nit yoo xam ne yi dajale nañu def seen assemblée générale bind seen procès-verbal envoyé ministre intérieur ak yooyu ñu koy defee ak texte yeeg yooyu jox na leen parti mais est-ce que mënuñu ko woon gën a encadrer ba nga xam ne parti bi pour nga sos ko lu bon dana am assise sociale bi lan moo koy manifester fan nga teew ci réew mi ñaati nit ñoo ci ne et cetera wala loolu sax defuñ ko mais ñu ne ku mu neex sosal parti mais bu ñu demee élection tel pourcentage mooy wane ne parti bi am na lu ko may mu continuer di nekk parti di dox di dem pourcentage tel ku ko am mën nga continuer di exister pourcentage tel ku ko amul nga toog parce que loolu la ñu jéem avec les syndicats bi nga xamee ne prolifération syndicats yi bari na mais dañu def ay élections yoo xam ne mooy ay élection de représentativité bi élections yi jeex malgré que ñun sérieux ñu sax parce que les élections yi doon joxe kenn taxawu ci bàyyi nañu affaire bi kenn ku ne continuer di wax. mais loolu mënoon na am ci parti politique yi nga xam ne élection mooy déterminer kan mooy continuer xam nga fi mu ne ni ñoo ngi wax ci chef de l'opposition. te waxaguñu ci statut de l'opposition ba nga xam ne dinañu xam lan la ñuy xaar ci moom ñu bëgg léegi ci ay combine ak i waxtaan créer fi beneen affaire bu bees boo xam ne bii dañu koy neexale ay nit di leen jox li nga xam ne mooy li sénégalais yi yaakaar akas néew
te du am benn rendement politique ci seen vécu. Alors yooyu mooy question yi nga xam ne moom la ñuy discuter benn élite benn classe politique di ko waxtaane seen biir, kenn ku ne di arranger sa morom ñuy arranger pouvoir bi ci benn parti, pouvoir bi aussi di am yu muy bàyyi ci benn parti. Mais jàpp naa ne bu fekkoon ne bien sûr démocratie du xeex, mais waxtaan bi mooy lu ñuy def à travers les institutions. Assemblée nationale moo ngi fi, parti politique yaa ngi fi di def activité politique, institution yaa ngi fi di arbitrer. Alors citoyens yaa ngi fi aussi di xool ak société civile, ñooñu ñëpp seen aspiration ki nga xam ne mooy jël dogal yi, alors yooyu la war boole. Mais waruñu foog ne question politique parti politique yi ñoo ko moom. moo tax ma ne la dialogue parti politique la. du dialogue politique. ña fay daje parti politique la ak quelque part ñenn ci société civile, mais biñ leen fa yóbbee sax à peu près ay observateurs lañu. Alors mu mel ni ñoom amuñu sañ-sañ sax ci les questions politiques ñu war ci am kàddu di ci jël dogal. Alors jàpp naa ne bu ñu bëggee dialogue boo xam ne bi dialogue bu sérieux la di am rendement politique, dañuy def dialogue ci enjeu yu mag yi nga xam ne mooy réguler suñu jeu démocratique bi nga xam ne vraiment Sénégal mérité na. Alors yegg foo xam ne fii question wu fichier, question wu code électoral, question yooyu dañu koy régler question purement administrative yu simple la yoo xam ne yi am nañu ci génie administratif lu nu may ñu régler ko. Parti politique boo xam ne bii nag da nga gis ne parti politique yoon la woo xam ne wi dana la may nga dugg ci combine bëre bi. Alors parti politique yooyu duñu ko te combine bëre rek moo ko tax bari. Mais bu fekkoon ne ku yor gis-gis rek ci réew mi, alors am nit ñoo ànd di ko doxal, alors jàpp naa ne loolu yomb na régler ci façon boo xam ne bii daanaka bu nu dialogué benn yoon dañuy tëral yooyu question. Bu ko defee la ñuy dialogué ti mooy yan yoon la ñuy xàll ngir réew mi jëm ca kanam, parce que finalité politique loolu la. Dañuy wax naan parti politique yi seen finalité mooy ñu jot pouvoir, mais parti politique seen finalité du ñu jot pouvoir. Parti politique seen finalité mooy ñu yokk réew mi. boo jotee pouvoir ab jumtuwaay lañ la jox ngir nga yokk réew mi. Mais fi mu ne nii dañuy nekk ci question politique ba bàyyi question yi nga xam ne mooy jëme réew mi kanam. Alors loolu jàpp naa ne président Sall war nañ ci dimbali. am nañu bëri nañu vision bi dafa war dem modernisation de la vie politique, parce que am nay ponk yi xamante ne yow importance ci réew mi, maanaam dépolitiser l'administration sénégalaise. am ñu xalaat ne tey am nay postes yu nga xamante ne war nga appel à candidature. ñu bañ a jël directeur yooyu ñu nekk ay politiciens nekk ci au lieu ñu liggéeyal yenn saa réew mi dañu gën di faral xel seen parti politique. am nay réew yu ko mu def. Est-ce que Sénégal yaakaaroon ne war nañu mën a xoolaat loolu bu baax. Bon xam nga politique damay ñëw tuuti ci li oustaz wax léegi nii loolu c'est philosophie globale la. dama tàmm gis bu may gis débat yi Sénégalais yu bëri dañuy nekk ci plateau télé yi wala ci rajo yi di def oustaz na ma baal ay xutba. Politique du moral, c'est-à-dire politique du li baax ak li bon, loolu philosophe bi mooy wax. fi politique li ko tax a jóg ay intérêt ak ki koy doxal efficacité, moral bi dañ koy teg nële wala xutba yi. Mais bu nag fi njeexatalu politique bi loolu day nekk moral, parce que bu jeexee li ñu ci jëf danañu xool ndegam baax na wala baaxul. Loolu mu mënul ala kulli àll day am. Mais bu fekkoon ne rek politique li ko tax a jóg mooy li baax ak li bon, kon politique dootu nekk politique. Dama koy misaal ci benn kii bu yomb rek, mooy état boo mën a gis muy nañ jël état islamique boo xam ne dafa déclaré boppam ne état islamique la, mais amul état bu amul service secret. Loolu c'est obligatoire. État pour mu efficace il faut mu am ay jëfin yu muy doxalee yoo xam ne moo koy rendre efficace, te loolu ci la bokk. Service secret li muy liggéey loolu xam nañ ne du lu moral wala diine war a mën a digle, waaye il faut moom loolu benn wax la woon. Bi ci des mooy rationalisation bi ngeen di wax, daanaka fexe ba parti nekk parti benn lim bu yam boo xam ne dina tax nit ñi gis ci seen bopp. Daanaka Senghor defoon na ko. Senghor bu mu jëlee réew mi dem ba ci biir mu xam ne il faut mu def démocratie bu gën a yaatu, dafa ne nañu génne ñeenti courant.
mais ñeenti courant yi lu ko ci taxoon a jóg mu ne bon socialiste après libéral beneen bi nekk conservateur ak benn communiste. Communiste bi c'était Majmout Diop ndem si yàlla si Ablaye Wade jël libéral bi moom mu jël parti socialiste comme moom loolu kenn et cousin wu Lamine Gueye maître Boubacar Gueye defe naa la tuddoon moom moo jëloon parti MRS. waaw loolu Senghor bi mu ko doon def ci sama xalaat te waxtaanuma ak Senghor man musuma wax gis Senghor musuma toog ak moom waaye yaakaaroon naa ne loolu lu baax la woon ndaxte bu ñu ko yemale woon ci kàddu yi kon dina tax nu mu tuddati vie politique bu Sénégal bi gën a dox li mu doon bañ mooy ay. Question ethnique ñi ay waaso dugg ci biir politique bi ak yeneen même ci jamono yooyu sax dañ doon tere magistrats yi ñu def politique dañ doon tere it militaires yi ñu dugg ci campagne politique yi. loolu Abdoulaye Wade moo ko fi dindi nañ ko wax aussi et yooyu yëpp ci man sama gis-gis Sénégal fi mu nekkoon ci construction nationale loolu taxoon Senghor di def loolu pour que loolu bañ fi am bon léegi xëy na egg nañ foo xam ne mën nañ bàyyi militaires yi ñuy voté parce que de toute façon am na pare donc yooyu yëpp ay waxtaan moo koy lal mais. Kii li mu wax ci yenn postes yi administration bi fii en général boo gisoon ci ministère yi ci jamono le secrétaire général d'un ministère y avait des changements ñu changé ministre beeg yooyu mais toujours kooku doon toog parce que dafa doon nekkal continuité administration bi et loolu la doon looloo taxoon mu jóg ndax administration dafa war a nekk impersonnel. mais léegi nag ay politiciens ñoo fa nekk léegi. mais loolu li ko indi mooy li indi 300 partis politiques. lépp dafa nekk dañ ko politiser et politisation excessive boobu mooy indi loolu am na ay postes yoo xam ne kenn war ko politiser par exemple boo Angleterre kii jiite li ma doon wax léegi ñi nga xam ne ñooy saytu di nëbbatu di xool secret yeeg yooyu leader kii MI5 la wala MI6 kenn du xam kan la buñ ko nommé kenn du ko xam ba muy wàcc liggéey lañ naan kii la woon ndax secret da ci baax dinaa ci joxe beneen exemple xëy ma yem foofu man Soleil la doon liggéey pendant fukki at musuma xam fan la dig nekk mooy la division des investigations criminelles te jamono ñu benn Soleil moo fi nekkoon quotidien national. donc ñun ñi fa doon liggéey kay lu nekk ci réew mi waroon nañ ko xam mais loolu xamuñu ko woon ndax kumpa la woon mais kumpa boobu léegi dañ na koo gis xam na fu dig nekk mais bu ñëpp xamee ñiy saytu secret fi ñu nekk seen saytu dina xaw a am nu mu demee donc yooyu yëpp da di loo xam ne ni dëkk bi évoluer moo ko indi mais évolution boobu dañuy dem ci benn genre démocratie boo xam ne li ma ko waxee sànq. parti yu bëri li leen tax a jóg wut koom-koom wala wut lenn du li nga wax léegi nii defar réew mi taxu leen a jóg parce que 300 partis politiques mënoon nañu xëcc ci ñeent yi Senghor jëkkoon def wala bu ñu ko yokkee it du sori am na ñu fi nekkoon ca jamono yi di xataraayu créer ay partis et cetera mosu ñu dépassé 2% xam nañ leen te mën nañ leen génne donc ba léegi loolu moo fi am bu ñu deful woon les forts restes élection législative mais li ñu am ci ay députés yoo xam ne bokkuñu ci parti bi nga xam ne mooy coalition présidentielle wala beneen bi nga xam ne mooy deuxième mooy groupe parlementaire bu libéral et démocratie bu Ablaye Wade ak non aligné yi mais non aligné sax ñu ci bëri ay forest ñii di bëri wax fii ñëpp forest moo tax ñu nekk ci assemblée nationale et donc loolu la ñu war a seet loolu la ñu war a waxtaanee ba xool nu ñuy demee ba suñu démocratie gën a dëgër majorité am parce que il faut mu am majorité mais am ay opposants yoo xam ne ay opposants yi li leen tax a jóg mooy li ngay wax opposant par exemple bu ñu jëlaatee tur Angleterre opposants yi dañuy am li ñuy wax shadow cabinet ñoom seen bopp dañuy def seen cabinet mais nag ñaari parti rek foofu aussi mooy parti yi fa taxaw muy travaillistes yi ak conservateurs yi bu ñuy yoree lenge yi ñee ministre bu nekk dafay am ku ñu teg ne ko yow yaay ministre bi yaa koy topp li muy def yëpp da nga koy xam da nga koy jàng bind ko boo toogee ak moom ni nga ko posé ay questions yu précises lu tax nga def lii ak lii lu tax nga def est-ce que suñu opposition yi fi ñu koy def li leen intéressé mooy loolu mooy les questions électoralistes te loolu aussi dafa am fu mu soxee ko fii ci réew mi encore une fois bon le plus grand opposant ici c'était Ablaye Wade 1988 élection yi fi amoon ba am ay jafe-jafe yu fi am ba couvre-feu am fi ci man sama gis-gis foofu la tàmbalee campagne électorale permanente ci réew mi ba léegi on est toujours en campagne électorale. mais est-ce que jotul ñu changer ko léegi rek. waaw mais nan lañ koy continuer rek di continuer di constater affaire yi rek. mais est-ce que am na volonté changer yi fi. mais que faire mooy la question de Lénine que faire nan lañ koy defee nan la ñuy décréter ne léegi dañ koy changer parce que nit ñi ils ont leur liberté di créer seen parti am na parti bu ñu créer sax temps yàggul noonu ku beddeeku rek créer parti donc finalement parti te bu yàgg ba loolu mënuñu ko def mais léegi nag loolu bon lu koy dindi mooy man je pense évolution normale des choses avec les populations ci seen bopp parce que ñoom ñooy nag les citoyens ñooy voté ku ñu voté wul loolu mën nañ ko décréter
mën nañ ko tënk ci ay loi parti yi sax dafa am lu ñu war a def at bu jot war nañ def seen ay déclaration war nañu affaire yu bëri ñu war a def financier bu ko état bi toppoon parti yu bëri tëj nañ mais bu ñu ko defoon nga gis léegi ñu génn ci mbedd yi wéy démocratie doxul ci réew mi maa ngi bëgg créer sama parti et cetera mais bu ci ñëpp àndee ci dialogue bi ba mu jeex ñu tënk ko mën nañ ko appliquer. mais am na yu bëri xamante ne fu amule dafa chef bi moo amul volonté bi def ko c'est-à-dire bu chef bi amee volonté bi leadership bi nan lii la ñuy def parce que lii moo baax ci réew mi xëy na mun naa métti ci départ waaye nañu dañ koy topp après. xam nga man loolu laa doon wax sànq. c'est-à-dire matière bi nga xam ne moo yor élément de réponse ci question yi ñuy wax ni réew mi mën nga wax ne débattre nañ ko ci 20 ans yi ba pare. ba tënk ko mu dispersé wu saa la donc li ñuy xaar mooy kilifa gu ko mate nga xam ne day yilif waa réew mi ngir dox ci intérêt réew mi xam nga monsieur Dia li nga wax ni mooy feebaru élite bi. ñi foog ne politique àndul ak nekk nit. xam nga moral boo ko dindee ci nit rek yaa ngi jëflanteeg bàyyi ma. waaw yow boo ne politique àndul ak moral rek. mooy kii politique du nit. parce que li tax ñu naan nit. mooy conduite bi nga xam ne moo nekk ci moom mu koy wax ne li baax na li baaxul du affaire u diine man waxuma affaire yu diine man maa ngi wax ay règles. yoo xam ne yi ay règles yu efficace la ngir administrer suñu jeu politique. loolu moo nekk ci réewu tugal yi. moo nekk ci yeneen réew yi nga xam ne bëgg nañu doxal seen réew te ñoo ngi am ay résultats ci développer seen réew donc bu fekkee ne politique intérêt rek la comme ni ñu koy defee fii bon du am ay leaders yoo xam ne yi jël nañu seen réew ci néant yóbbu ko mu bokk ci réew yi nga xam ne ñoo ngi leen di séentu ci Asie ak ci yenn partie ci Europe de l'Est ak ci yenn partie ci Europe gi nga xam ne demuñu woon ci kanam 30 ans ci gannaaw mais liggéey nañu ba dem ci kanam ci 30 donc ñun li ñu dese mooy kilifteef goo xam ne gi day jël décision majeure yi nga xam ne même ça peut être contesté ci benn moment mais loolu mooy décision yi nga xam ne moom la population yi di xaar ci ñoom population yi li ñuy xaar ci ñaari alternance yëpp. mooy leadership boo xam ne bi day créer rupture yi nga xam ne mooy mobiliser réew mi ci gouvernance ci administration ñu fexe mu nekk administration boo xam ne bii day nekk administration réew mi mais du nekk administration wu parti wala benn clan politique ci doxalin boo xam ne bii nit ñi dañuy gis seen bopp ci partage yi ci doxalin boo xam ne bii kenn ku ne day yëg ne li nga man am na foo ko mën a wonee ci réew mi alors loolu kilifteef rek la laaj mu jël décision yi nga xam ne décision yu majeure la yu mag la mais li ñuy seetlu mooy président Sall ba mu toogee ba léegi mu ngi woote dialogue mu ngi wooye ay assises mu ngi wooye ay concertation mais lenn lu ci ne mu ngi jeexee gannaaw ba mu terminé c'est-à-dire bu terminé rek da ngay wax ne lii jeex na amul prolongement ci loo xam ne lii day tax mu andi résultat yi ñuy xaar ci moom donc ñun li ñuy xaar. da nga yaakaar loolu pour gagner du temps la quoi woo ko occuper population bi. gagner du temps. gagner te politicien bi jeu politique la rek. tax réew mi di ñàkk ay milliards de francs de CFA ci waxtaan bi xamante ne du am fu muy mujjee. mooy loolu c'est-à-dire politique la boo xam ne bii li ñuy def mooy li nga koy waxee taf yëngal. waaw nelawloo nit ñi les questions yu mag yi nga xam ne mooy tax réew mi am teg fu mu teg sa tànk ñu tëral ko loolu pour ñu tëral ko lan la ñuy def ñi gën a mën a wax gën leen a lëjal ñoom la ñuy jox as lëf ñu noppi ay boo leen ci dialogue ubbi ay bunt ngir ñu yaakaar ne mën nañu dugg ci ay gouvernement ubbi ay institution yu bees yoo xam ne yi mën nga wax ne daanaka booy seet ci nekkam ci réew mi institution yu fantôme la parce que kenn même booy xam ñu ko yor mais mënoo wax ne lii la ñuy def alors loolu jàpp naa ne bu ñu ci continuer suñu réew du dem fi nga xam ne foofu la ñu koy xaare te noo ngi ci tournant boo xam ne bii tournant bu décisif la ci histoire humanité tournant boobu waruñ ko raté ngir ay question politique dañu war a jël décision majeure yi nga xam ne mooy positionner réew mi te décision majeure yi positionner réew mi ay décision économique la mais ay décision de gouvernance la mais ay décision politique la yoo xam ne yi dañuy génne politique gu naxaate
politique naa jéem a yor mbir yi téye ko ba ab diir ma xool ndax danaa dem wala du ma dem c'est-à-dire loolu ngay wax noonu ay intérêt affaire Machiavel yooyu loolu école politique la bu xewu na ci Europe xewi na ci àdduna bi kenn dundatu ko. waaw ñu bëri dañu yaakaar ne xëy na depuis Sénégal nag indépendant ba léegi. question yooyu day ñëwaat dafay mel ni question yi xam nga day ñëwaat rek ak yooyu. te dafay mel ni perte temps bi Sénégal am ci lu bëri. war nañu mën a xëy na changer façon de voir façon de faire. pour réew mi gën a avancer. ci mbirum économie ci mbirum yeneen ak yeneen comme ni mu ko waxee sànq pandémie bi am ci àdduna bi wane na réew mu nekk da nga war a compter ses propres forces. loolu leer la. léegi dañuy Sénégal dañuy laajte est-ce que bu ñu génnee ci loolu daañu am benn curseur bu gën a clair. ci fu ñu jëm. damay dellu ci wax oustaz mu ngi terminé ci Machiavel ne que yooyu jeex na dañu war a loolu du mës a jeex. politique mu lal loolu. politique ay mbiru intérêt la. li ci Machiavel wax du Machiavel rek moo ko wax balaa Machiavel am na ay léebu sunu réew bu ko wax ñi nekk pulaar yi man dégguma pulaar noonu waaye ci pulaar xam nañ Samba Gelaaj ju jéegi léeb boobu lu mu wax ci kuy yor nguur loolu dafa law ci àddina bi yëpp mooy la réalité mooy li am nguur ñi koy wut ak ñi ko yore politique ñi koy def dafa am leen tax a jóg boo jëlee léegi 300 partis ak yooyu daanaka ñi nekk militant parti duñu dara par rapport ak population bi voté ci lim ci réew yëpp la nag mais ñooy ñi ci gën a farlu ñooy yor seen parti jóg di yëngatu ba am dara loolu aussi kenn mu leen ko bañal ndax ku toog ne politique ma dinañu politique yóbbaale la dinañu politique def lu la neexul te doo ci mën dara moo tax politique il faut ku nekk jóg def ko. est-ce que mën nañ def politique ci anam yu rafet. mën nañ ko ndaxte ci politique la ñu mën a defee lépp. boo jëlee nga ni dialogue bi yu ci bëri amul benn njëriñ wala dañuy jéem a seet rek nu ñuy dugalee ma Samba ak ma Demba yooyu dina ci am parce que ci àddina bi yëpp la am waaye nag bi président Macky Sall wootee jam ñaajo ci pétrole bi ñu xool revenu yi nu ñu koy séddalee nu ñu koy doxalee yooyu loolu ci bonne gouvernance sa bokk bi mu tëralee yenn kuréel yi pour que ñuy saytu yooyu yëpp loolu tam ci bonne gouvernance sa bokk loolu yëpp dafa nekk ci évolution Sénégal ba ñu egg foofu xam nga temps wu Senghor nekkuñu woon ci foofu. ba ñu nekkee ci 4 partis yi mais wax bi dama da ci am njëriñ wax bi mooy indi waxtaan mooy indi jubo ci biir waxtaan parce que politique bu démocratie loolu mooy am sinon dictature mooy am Sénégal yi moom kenn mu leen imposer dictature parce que tàmmuñu ko bi ñu commencé nag di voter yàgg na ah te loolu moo fi sax nag di law xëy na boobu mel woon ni moo doon mel ndaxte tubaab yee fi nekkoon ay temps wu Blaise Diagne contre Carpo tubaab la woon Blaise Diagne moo ko mujj gagné donc mooy la première fois boobu c'était en 1914 boobu loolu yàgg na. loolu ba léegi moo fi law bu doon 4 communes yi la ba mu dem indigénat ba loi wu 1946 bu Lamine Gueye ba Senghor mu njëkk gagné Lamine Gueye bi ñu jubóowule et cetera yooyu yëpp xam nga histoire bu yàgg la mais beneen wax bi mooy bu ñu bëggee ne dañuy décréter c'est-à-dire boo nekkee ci rajo yi wala ci télé yi nga ni da ngay def comme yàlla kun fa yàkkun affaire yi loo wax rek mu am ak yooyu nañu def lii bu ñu def lii loolu du politique du ko mës a nekk parce que loolu du li nit ñi di def nit ñi ay nit la ñu ay doomu aadama la dañu matadi comme dañu matadi nag il faut ñuy jéem a soot ay pexe ñoom ku nekk am na lu la yëngal ci biir politique bi loolu bu ko bëggee dindi ci ay xutba du sotti bu doon loolu la mais li fi Tiwaawoon wax li fi Touba wax li fi Njaasaan kilifa yooyu yëpp jaar nañ ci réew mi lu ne wax nañ ko mais ba tey teewul toujours politiciens yi gis nga li ñuy def mais loolu lii ñu mën a def mu dindi ko ci lenn mooy jàng bi ñu gën ko développer ci dëkk bi jàng xam-xam mooy jàng mën na yow ci sa bopp muy ci arabe wala ci français wala ci wolof wala ci pulaar séeréer rek làkk bu mënti doon parce que ay làkk rek la français bi làkk la du leneen nga mën a faram-fàcce li ñu lay wax ñun philosophie ci loolu la ñuy wax da ngay am un esprit critique li ñu la wax duñ la wax ne lii mburu la rek nga ni mburu la waaw wolof yi nee nañ li mu saf ki koo macca koo xam donc da ngay xool lan la liñ la tegal ndegam yow lii ànd nga ci wala àndoo ci mais loolu yëpp nag li koy jiital ci sama xalaat mooy li ñuy wax patriotisme ci français patriotisme mooy bëgg sa réew mu jaral la lu bëree bëri waaw. sax wax nga mbirum njàng. est-ce que yaakaar nga ne régime yi ñëw yëpp am nañu intérêt. Sénégalais yi jàng xam parce que bu ñu xamee kenn du leen nax. voilà une question fondamentale loolu nag la ñu war a saytu est-ce que dëgg-dëgg ñu ngi ci yoon boobu. parce que bu ñu xoolee Sénégal ni mu demee woon ci temps wu Senghor la élite yi ñu doon formé fii ci dëkk bi c'est vrai que bëri wuñu woon parce que nit ñi bëri wuñu woon dañu nee woon ci li ma jàng mooy 1960 Sénégal 3 millions d'habitants la moon léegi ñu ngi ci ay 16 millions en 60 ans loolu démographie bi doy na waar ba école yi tabax nañ fi yu bëree bëri mais daanaka
ni ñuy tabaxee rythme bi ñuy tabaxee ak rythme bii xale yi di ñëwee ci école yi mënuñu leen dab ba nga xam ne toujours dañuy nekk fii di wax ay classe à double flux wala ñu am ñoo xam ne ñu ngi ci ay fu ñuy toog di fa jàngee yoo xam ne vraiment normalul daf ñu waroon tabax foofu ak yooyu yëpp ay problème yu sérieux mais problème bi gën a sérieux ci réew mi mooy jàngale bi xale yi il faut ñu jàngal leen muy ci arabe muy ci français muy ci chinois muy ci n'importe quelle langue mais nañ leen jàngal ubbi seen xel yi parce que ëllëg ñooy toog fii yor réew mi te réew mi mënuñu ko yor leneen ci lu dul xel parce que du ci ay xeex ak ay xuloo loolu moo tax démocratie bi dañ ko war a teg ci dialogue boobu rek mooy solution bi parce que xuloo xeex mënu ko dindi mënul fi changer dara ñi gën a bëri wax ci télé ci rajo yi di xutba matin midi soir bu fekkoon ne loolu mooy régler problème bi kon problème mu Sénégal réglé na yàgg na. Oustaz Kébé est-ce que yaakaar nga ne nguur yi successif nekk Sénégal Senghor ba ci Macky Sall am na ñoom intérêt que population yi xam jàng mun a gestu parce que boo xamee mun a gestu pour nax la du yomb. waaw man jàpp naa ne seen intérêt mooy nit ñi xam mën na am sax ñoom gisewuñu ko noonu. mais intérêt képp koo xam ne kii booy da ngay gouverner mooy nga gouverner ak nit ñu am qualité parce que nit ñu am qualité yooyu ñoo lay yombalal sa liggéey. yoon indiscipline bi am ci réew mi. d'une manière générale am na ci loo xam ne lii dellu na ci ñàkk jàng lii nga xam ne mooy ñàkk respecter ay normes ba mu mujj nekk ay normes. loolu question wu jàng la. xam sax priorité yi nga xam ne moom la état di dégager bu jëlee décision nga mën a def lecture bu correct ci décision bi lan mooy li ko undu moo xam metti na moo xam mettiwul nga mën a xaar patiente ngir jëm ci kanam alors loolu mënul am lu mooy bu fekkee ne am nga ay citoyens yoo xam ne yi citoyens de qualité lañu te citoyens de qualité bokk na ci li koy tabax dëgg-dëgg mooy ñu jàngal leen waxuma ñu dem école de. fi mu ne ni bari na ñuy dem école te jànguñu dara. waaw dañu leen di sol rek ñuy mokkal di tari. bu ñu paree jeex na nañu dugge woon école ci man-man nañu dugge woon école ci yëg-yëg ak qualité mën nga wax ne à peu près noonu la ñuy génnee. mais bu ñu déterminer projet social bi nu bëgg. moo ñuy déterminer loo ban système mu jàngin la ñu bëgg. parce que suñu système mu jàngin il faut ñu tabaxaat ko mu taxaw ci tànk yoo xam ne yi alors dana bàyyi xel ci sénégalais yi ci seen jàngi jëm moo ngay wax ne ay jàng arabe ak jàng français yooyu yëpp ci ay questions yu ñu war a régler la suñu dualité ci suñu système mu jàngin bu ñu bëggee tabax réew moo xam ne dana stable ñëpp bokk élan ñu am solidarité mais il faut ñu tabax système boo xam ne bii kenn bu ci ne da nga ci gis sa bopp te du wàññil kenn dara donc suñu priorité ci sunu réew yi moo tax ñu ne ñiy gouverner alors dañu bàyyi suñu priorité ci suñu réew yi mooy nan la ñuy fexe ba tabax nit ñi tabax boo xam ne bii bu baax la bu dëggu bu wér boo xam ne bii projet de développement yi nga xam ne ñoo ngi koy xàll dinañu am ay citoyens yoo xam ne yi ñoo ngi ko war a yenu mais malheureusement alors mën nga wax ne suñu souci ci ñi ñuy gouverner depuis mën nga wax ne période ajustement structurel avec Abdou Diouf. ba tey ji même li ci président Wade jéem a xas néew am yëg-yëg bi sax yeggul ci ambition fi ko sénégalais yi xaar bi nga xamee ne président Sall ñëw moom dafa mel ni dafa stagné deful beneen effort supplémentaire malgré que am na ay astuces yu bari ci secteur yu bari ci enseignement ba nga xam ne wane nañu ay yoon mais décision majeure yi nga xam ne mooy def réforme yu xóot yi ba nga xam ne suñu système mu jàngin dana tegu ci yoon alors décision yooyu moom la ñu jëlul parce que bu ñu ko jëlee dana metti bien sûr ci benn début mais loolu mooy andi finalité ci kanam te mënuñu def économie rek la waat suñu système mu jàngin bu ñu bëggee tabax suñu réew ngir mu dem ci kanam leneen lu ñu fi def mooy dañuy bàyyi yoon wi mais faw ñu dellu siwaat foofu ngir mën a tabaxaat suñu réew. tabax boo xam ne bi dana yenn saa dañuy comparer Sénégal ak Corée du Sud bu mu démarré. ñu gis na Corée du Sud ñoom tey fu ñu toog ni téléphone yi ñu yore ñoom ñoo ko defar. Samsung defar LG defar lépp. waaye bu ñuy gëstoo dañoo gis ko Corée. dafa jox doole jàng ak recherche. ak seen i kàllaama réew. pays asiatique yëpp li leen may ñu
jéem a décoller ci façon boo xam ne bii ci mën nga wax ne ñeent fukki at jëm ci juróom fukki at base bi bokk na ci ay question wu gouvernance mais li leen gën a jàppale bokk na choix yu ñu def ci wàllu jàng ak seen wàllu jàngalin nan la ñu fexee ba orienté ko orientation boo xam ne bii bu baax la même pays yi nga xam ne ñu ngi tàmbali léegi ci Europe de l'Est ginnaaw bi ñu amee retard fi mu ne nii fa ñu dellu yëpp mooy seen base enseignement nan la ñu koy tabaxee tabax boo xam ne bii dana tabax citoyen bu mën a yenu développement parce que développement en fait de compte du affaire du pétrole. maa ngi dégg ñu ne à la 2023 pétrole bi la ñu yaakaar ngi def croissance boo xam ne bii daf ñuy yóbbu ci 3 chiffres mais loolu jàpp naa ne du lu dëgër li nga xam ne mooy yenu développement réew mooy qualité nit yi nga tabax nga xam ne dinañu mën a nekk ay entrepreneur dinañu mën a nekk ay agent de développement dinañu nekk ay nit ñoo xam ne ñii li nekk ci seen loxo dinañ ko yaxanal yóbbu ko fi nga xam ne moom la ñu xalaat am na ay réew yoo xam ne yi def nañu développement te benn ressource amu fa ci fan la ñu basé ci nit ak xaralaam moom la ñu développé xarala nit boo ko développé lu ne mën na ko def te ñun yàlla daf ñu dimbali ñu am population boo xam ne boo ko tabaxee rek mu dem dañu xarañ am les dispositions prêts pour affronter les grandes questions mais nag malheureusement kenn joxu leen espace social bi nga xam ne di moo leen di permettre ñu wane seen man-man ci ay politique ak i choix yoo xam ne yii yu baax la. ni ngi ne Sénégal lu mu gën a soxla du PSE bi ñuy wax ni mais beneen PSE la. plan Sénégal éducation. defe naa ñaar yooyu ñoo ànd mais li mu wax léegi d'accord ma ci ndaxte bu nee président Macky Sall defu fi leen lu bëri. loolu moom nga am na loo wax du mel noonu nga xaw a wax bul ma wax loolu non li nga loolu nga xaw a wax dama lay non mais am na loo fàtte boog baatu defu fi lu waaw bari non mais ni nga ne dafa naxasal kii bi la wax nga loolu yow tamit sëñ bi xam nga ñuy enregistré ko man defuma politique waaw man tamit dama la dañuy wax non attends dañuy analyser rek damay analyser waaw man defuma politique bokkuma benn comité politique may ma tuuti rek non waaw vas-y bul déformer lu ma wax di waaw wax mais li nga wax xam nga ñëpp dégg nañ ko parce que yaa ko wax mais bon léegi dama ciy tontu rek li ma ciy tontu lu yomb la dama la bëggoon wax ne yow comme oustaz nga yaa ngi wax loolu waroon nga quand may même ma Alsane waa may ma kii dafa xamul man lan laa kii yow da nga foog ne benn waay laa bu non man nekk ci waxuma la loolu déglul sëñ bi déglul man non ji li nga wax rek waaye laay tontu déglul. man ji déglul 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 allez, man allez. universitaire la wax xam naa loolu science politique laa jàng mais dafa am département arabe université waaw defuma département arabe bon, dama ne la man science sociale laa jàng science politique relation internationale loolu ngay wax man mi jàng créer parti politique man di mu ci créé wu ma liggéey parti 2000 politique. ba tey Voilà, yow da donc man li may wax du affaire koo xam ne kii dafa génn Waaw, ci non, mbedd non, mi non, ñu sang ko waaw, muy wax intellectuel la. xam nga dama bëgg nga jox ma image bu baax Non, man du ma mais- kooku ngay wax non man image bu baax laa la jox mais man Non, xam nga du li ma may kooku tontu ngay wax. non man waxuma kooku man dama lay tontu ci li nga wax bi ngay wax ba léegi xam nga yaa ngi ne dafa naxasaay yooyu mais xanaa di nga nangu ne ci jàng bi Macky Sall moo fi indi bac arabe loolu moo ko def c'est un fait donc ku def loolu xam na jàng bi gëdd bi ñu ko war a jox ak làkk yi ñu ci war a boole du français rek man ci sama gëm-gëm li mën a développer Sénégal làkk yi ñuy làkk la ci lañ war a jàngal xale yi man loolu laa langue nationale yi langue nationale yi la ñu leen war a jàngale ñun ñii ñëpp dañ ci war a suubuwaat te dañu waroon def sax fii kenn du fi nekk fonctionnaire te mënoo ci làkk ñaar lu mu gën a tuuti ci langue nationale yi man loolu laay wax man du ma dëkkal nit fu mu dëkkul parce que xaw ma la man ci li ngay wax rek laay tontu du ma xalaat foo jógee noo mel ak yooyu loolu tax maa jóg loolu laay wax jàng moo war a jiitu lépp man mii jàngalekat laa woon dama doon jàngale philosophie avant may def leneen dama ko jàng fii département de philosophie bu université Dakar bii laa ko jàngee ñi ma doon jàngale ñu ngi fii ma jóge fa continuer ko ci bitim réew jàng science politique ngay wax jàng naa ko maa ngi ko jàngee université Johns Hopkins bu nekk Baltimore États-Unis jàng leneen ak leneen Sorbonne lu ne jàng naa ko man damay jàng rek parce que jàng laa gëm mais dama bëgg ñëpp aussi soobu ci jàng boobu mais jàng bi dafa am jàng ak leneen li ñuy jàng ak ni ñuy yare nit ñi ci kër yi du benn loolu d'accord naa ci ñii nekk ci mbedd mi am ay indiscipline ak yooyu yaruñu leen loolu du école mooy du rôle école du école mooy yar nit ñi nit ñi seen kër yi lañ leen di yar day instruire voilà école day instruire kër gi mooy éduquer donc éducation boobu ni nga ko waxee léegi ci mbirum Samsung ak yëpp amul benn dëkk ci àddina bi bu jëm kanam développé te dëkk boobu jàng bi joxuñu ko gëdd bi mu war a am amul te du mës a am même bu dee alxuraan la ñuy jiital alxuraan li ñu santoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu jàng donc jàng la ñëpp war a jiital man loolu laa gëm ku jàngul
li nga wax moo ci nekk bàyyi ma lay nekk parce que nit ki bu xamul munul faram fàccee amul li ñuy wooyee ci philosophie esprit critique lu ñu la wax nga gëm ko mais dootoo nit dañ lay wax lii loolu dañ ko wax sax même bu dee da nga faral benn parti wala keneen ci faral bi dafa am boo jëlee journal bi ñuy wax Le Figaro c'est un journal de droite bu nekk France li ñu bind ci kaw sans la liberté de blâmer il n'y a pas d'éloge flatteur bu fekkee ni ki ngay jay da nga koy jay rek te mënoo ko wax dëgg noonu laa ko mën a fa di firee ci wolof mais li nga koy jay amul njëriñ da nga koy jay tey bu ëllëgee nga ne ko saa yi def nga lii baax na waaye lii kat man gisuma ne baax na loolu laa gëm. léegi beneen point bi ñu war a mujjee mooy li xew États-Unis xam ngeen ne Donald Trump mu ngi dem élection te élection yi 3 novembre la tey sax nee nañu ci presse bi dafa am corona mook jabar ji bi États-Unis ak Afrique dañu déggul ci campagne bi ñu ciy wax mbirum Afrique ñoo ñu bëri xalaat dañu africain dañu war a jël seen bopp toppatu seen réew di bàyyi di xaar ba États-Unis wax nag la ñu mën a doxale waaw mais ce qui est sûr mooy États-Unis ci politique am ci biti Afrique mën nga wax ne tekkiwu ci lu rëy daanaka mën nga wax ne ci seen jëflante bu dee ci essence export ak import ay 1% la par rapport ak ñoom li ñuy def ak yeneen adduna bi loolu moo mus di am mën nga wax ne ci 20 ans yu mujjee yi xal na commencé am ay changement yu ndaw ñuy jox Afrique yëg-yëg à partir de plan AGOA beeg yeneen plan yi nga xam ne jéem na jëflanteeg Afrique ngir ñu jéem a def essence mais loolu bi nga xamee ne dem nañu tuuti le président Trump dellusé mën nga wax ne daf ko delloo ci situation zéro nga xam ne Afrique bokkul ci ay priorité am li koy développé bokkul ci priorité même instrument yi nga xam ne sax ci la daan jëflanteeg Afrique instrument yooyu mën nga wax ne daf ko stand by bi mu toogee ci janvier 2017 ba 2018 mën nga wax ne secrétaire d'État bi nga xam ne mooy doxal affaire Afrique yi mën nga wax ne ci juin 2018 la ñu ko door a tegaat ci place am lépp li nga xam ne mooy politique immigration mu dellu ko gannaaw mais yemul foofu discours am à travers Afrique muy discours bu hostile boo xam ne bii mën nga wax ne mépris daanaka moom la am ci ñun alors ci façon boo xam ne bii daanaka daf lay jaaxal sax lan moo tax amul riposte intellectuelle ak politique bu tolloog ni muy traité Afrique donc nekkul ci ay plan nekkul ci programme am nekkul ci développement 20 ans yi président Amérique yëpp kenn ku ci ne sa premier mandat ñëw nga Afrique surtout Afrique de l'Ouest gi moom defe naa ne mandat moom mu ngi bëgg a jeex jàpp naa ne ba léegi yëgsewu fii yëgse boo xam ne bii moo tax ñuy wax ay discours am yi muy yëkki discours business la te moom comme que business bu teew baana joni la xam moom day gis ne joni tey jii Afrique joxe ko ci loolu li muy yittoo ci Afrique ñaari question la mooy question wu terrorisme ak question wu nan lay contrecarrer Chine ñaari question yu majeures yooyu moom moo ko yitteel ci Afrique moo tax présence militaire bi ñëw ci Niger ñëw ci Djibouti ak collaboration bi nga xam ne réseau yi nga xam ne day liggéey ci gàllankoor ci souterrain yoo xam ne yi kenn gisu ko alors yooyu mooy question majeure yi nga xam ne ci lay liggéey ci Afrique alors ce qui est sûr mooy même bu dul président Trump beneen président bu mu mën a doon moom ba mu toogee la mu jëkk wax mooy Amérique d'abord bu la wax dara nan lay fexee ba même politique extérieure am yëpp la mu ciy liggéey mooy nan la koy yullee ci mbuusu Amérique ngir Amérique jëm kanam mais accompagné wul benn pays ngir mu développé nëbbu ko wala làqu ko donc ñun la jot ci ñun te amul benn pays boo xam ne bii dañu ko tetti mu développé pays bu développé rek dafa fipp ñun am nañu atu yi ñu permettre ñu fippu ñaareel ba mooy ñu bañ ci yaakaar bu bari man Amérique xëy na am naa ku ma faral wala ku ma faralul mais ku mu tabb politique boo xam ne bii Amérique lay soxali moom lay gën doxal xëy na nag inconvénients yi dana gën a woyof ci kii ak ci kii ci camp bi ak ci camp bi mais généralement intérêt Amérique mooy seen fil conduite boo xam ne bii ci la ñuy dox moo tax élection yi amul enjeu international bu rëy fi mu ne nii boo doon seet élection Amérique da doon sutité enjeu international parce que dafa daan déterminer relation internationale di déterminer agenda adduna bi mais booy seet actuellement ñëpp ay observateurs lañu parce que Amérique gi ñëw
gisuñu ci yenn xàll yoo xam ne yi tëral na ko ngir àdduna bi nga xam ne moom la jël dafa am yeneen acteurs majeurs yu mag yoo xam ne ñoo ngi ci àdduna fekk fukki at Amérique li mu doon def mënul continuer di ko def. est-ce que loolu taxul Afrique mën a xoolal boppam nag ci loolu. mais Afrique xool na boppam mais jafe Trump bëgg naa ci teg ñaari baat. Trump li ko soxal mooy Amérique bu nekk président Amérique li ngay jëkk def mooy sa serment gi yëpp défendre intérêt Amérique moo lay tax a jóg loolu moom lu normal la. Trump nag dafa nekk koo xam ne dafa woyafal yan bi mu yanu ci lu jëm ci politique internationale ba nga xam ne américains yi seen bopp ndax ni mu mel ak Russie ñemewul leen a critiquer ñemewul dëkku Russie lu ñuy wax muy attaquer Chine mais du attaquer Russie loolu benn problème bu rëy la ba nga xam ne Poutine dafa mel ne lu ko neex mu ngi koy def ni mu def Syrie ñëpp gis nañ ko ak yeneen ak yeneen mais bu élection bi changé bu fekkee ne Biden moo gagné taxawaayu Amérique ci àddina bi dina soppeeku loolu dañ ko xam te Trump aussi lu mu def li ñu fa tegoon ci Afrique dindiwu ko ak waa boobu ba léegi mu ngi am te Trump dindiwu ko mënoon na ko dindi mais defu ko leneen li ci des mooy li ñuy wax aussi naan que Amérique dooleem dafa néew du dëgg première hyperpuissance bi am ci àddina bi ki fi ëpp doole ba léegi Amérique la du keneen li mu am ci koom ak ci ay gànnaay ak ci yeneen sphère d'influence influence su Amérique li ci ëpp sax du gànnaay yeeg loolu moom moo ko ëppale ñëpp du gànnaay yeeg du koom-koom beeg du loolu yëpp mais culture bi. bi ñuy def ay guillemets culture boo xam ne du culture bu ñu mën a naw ci lépp mais moom moo wër àddina bi yëpp muy ci lekk bi ay McDonald's muy ci film yi muy cinéma américain muy ci musique bi et cetera et cetera. mais est-ce que Afrique amul beneen taxawaay bu mu war a am léegi ci xool boppam. Afrique li mu war a def. bañ a di xaar ñeneen. Afrique définir lan la war a xalaatee. Afrique amul benn bunt bu dul nekk benn. unité africaine bu amulee Afrique du dem fenn suñu dëkk yi dañu tuuti boo gisee ñu fi doon coow naan éco ba léegi fu ñu mujjee dañ ko war différé wat parce que problème mu éco bi bu fekkee dañ ko bëgg a def ci CEDEAO dëkk bi fi teg tànk dëgg mooy Nigéria ndaxte ñoom ils sont 200 millions d'habitants. ba pare seen koom-koom bu deen dañ ko doxal normal li ñu yor ci xaalis kenn yoru ko mais dëkk boobu ñëpp xam nañ ni muy doxee y a que des problèmes te yàgg na coup d'état yu teg coup d'état koom-koom bi dugg lawul ci biir nit ñi taux de pauvreté bi ni mu mel jaaduwul ci dëkk bu am xaalis bu mu toll noonu loolu yëpp bu dëkk boobu waree nekk leader bi li ngeen doon chantier leadership te kenn mënul nekk leadership bu Afrique de l'Ouest sans Nigéria c'est impossible par le poids démographique politique et économique Côte d'Ivoire léegi fu mu nekk nii en matière de PIB par tête d'habitant Côte d'Ivoire raw na ko loolu moom lu am la mais 20 millions d'habitants en Côte d'Ivoire 200 au Nigeria l'affaire est pliée. La première économie continentale Nigéria la donc Afrique il faut que ñu fexe ba Nigéria nekk dëkk boo xam ne dafay am démocratie mën a yóbbaale Afrique de l'Ouest côté bële Afrique du Sud aussi def li mu war a def côté bële y a Kenya muy côté penku bi ak yeneen dëkk yi fa nekk Éthiopie mu ngi avancé bu baax a baax jàppale Chine moo ko jàppale loolu mooy Afrique mën ci génn au nord nag bon suñu mbokku arab yi ñu seet ñoom nu ñuy mën a jubóo ba seen UMA boobu ba léegi bi ñu ko créé ba léegi mënul marché parce que Maroc ak Algérie jubóowuñu heure bi jeex na heure bu ñu joxoon jeex na Mamadou Dia maa la gërëm di la sant journaliste et philosophe de gërëm tamit Makhtar Kébé nekk aussi vice-président cadre unitaire des musulmans du Sénégal ñu ngi la jëf ñu yendoog jàmm